jinjee sànq lu jëm ci xibaaru digg bëccëg bi ci yaatal maanaam ci magazine mi-journée bi nag waxoon nañ ko tekkaaral déggoo ci diggante way politique yi doon na lu njiiti réew mi président Macky Sall sumb waaye nag laaj na mu pencoo kook ñenn ñi rawatina ñi bokk ci parti démocratique sénégalais ndax Karim Wade bëgg na ñu ubbiwaat lii di atteem Khalifa Sall donte bàyyi nañ ko ci ab grâce moom waat na ni lu jëm ci droit civil ak politique am amul benn sañ-sañ boo xam ne wàññeeku na ci ndax président Macky Sall dina joxaat ñii nu ñuy mën a defee ba duggaat ci politique wala sax mën a jongante ci ay élections yombalal leen ko lool loolee nag dees koo xam li wér te wóor moo di Safiatou Cissé def na ci ab jàngat ñu teewlu ko. ana naka la ñu bëgg a dalalee langum politique bi bu fekkee ne Karim Meïssa Wade nga xamante ne mu nga daw làkku sa Qatar si atum 2016 ba léegi bugul benn yoon amnistie di sàkku ñu ubbi waat li di procès lu ni mel nag Maurice Soudieck Dione di xamle ni xel nanguwu ko benn yoon. yi ci boppam moom la ñu wax ne du kuréelu attekaay boo xam ne dina sàmmonte ak ak yelleefu ñi nga xam ne ñoom la ñu topp. kon bu fekkee dañ ko àtte ci kuréel googu ba noppi ne dañu delluwaat ak rëq-rëq yi ci am yëpp ne dañu delluwaat tijjiwaat àtte bi ci biir kuréel googu dafay ëlëm xel yi li ma gën a jàpp daal mooy amnistie moo doon gën a yomb ci moom ginnaaw itamit bi nga xamee ne nguur gi du mën a def lenn daanaka sax ne dafa mën nañ nangu ne dafa juum wante nguur gi du mën a désavoué boppam maanaam nangu ne wax dëgg njuumte loolu ab njuumte gu rëy la woon ci moom. Babacar Dione xelam màcc jëm si wàllum politique di xamle ni justice su Sénégal mun na ubbiwaat bile procès ginnaaw ba ñu falaatee Macky Sall. Karim Wade dëgg la neewoon na moom bëggul amnistie parce que amnistie nee na day mel ni xam nga amnistie dëgg la baal nañ la lépp waaye ba léegi dañ laa baal rek Karim Wade bi ne moom deful dara. te buggul deram gàkk ci dara image am yàqu moom dafa ni justice internationale parce que ñu ngi koy fàttaliku Nations Unies am na commission des droits de l'homme je crois bu ne woon pour ñu reprendre le procès de Karim Wade parce que niñ ko jaarlu yoon parce que détention bi c'était arbitraire maanaam niñ ko tëjee woon niñ ko jàppee tout ça jaarul yoon ñu ne nañ ko defaat ñu joxoon nguuru Sénégal juróom benn weer pour que mu ñëwaat ci procès bi loolu nag avant élection yi la ñëpp xalaatoon ni Macky Sall du gaaw def ko dina xaar ba élection yi jeex comme am na juróom benn weer donc léegi mën nañoo xalaat ni comme mi ngi ci yoonu jubóog ak Ablaye Wade mën nañu xalaat ni mën na jaar ci justice loolu ba léegi du acte politique justice bi defaat procès bi loolu dina mën a tax Karim Wade diggante bi ñu dindiwaat lépp lu tajuwaat ci kiyam parce que dañuy reprendre procès bi. Maurice Soudieck Dione di fàttali ni kii di Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade ñoo yem jafe-jafe. Khalifa Ababacar Sall itamit biñ ko gracier moom nee na demandé wul grâce ndax bu demandé grâce dafay mel ni lañ ko tuumaal daf ko nangu wante génn na ci fa mu nekkoon wante it dese na ko mu mën a wéy di. dox di yëngu ci langue politique bi te loolu bu fekkente ne bëgg na mu am il faut à la kuli al mu dal di am amnistie maanaam la nga xamante ne mooy condamnation bi ñu mën koo fomp ba mu set ci casier judiciaire am ngir mu mën a wéy di jongante ci langue politique bi. Babacar Dione gëm ni kii di Macky Sall mën na setal ki fi nekkoon maire Ndakaaru. dama yaakaar ni c'est dans un cadre global bi nga xamee ni Khalifa Sall génn na kaso génn na pour ñu wàññi tension bi ak jiwante am surtout que Khalifa Sall ak Karim Wade dañoo nekk ñu am doole ci opposition bi nekk ñu woon ci élection waaye Khalifa Sall moo nekkoon maire Dakar même gis nga élection législative yi amaatoon na mandat kon ku am doole la ci opposition. Karim Wade avant élection présidentielle partem PDS moo jiitu woon ci opposition kon ñooñu am nañu yaakaar ni président Macky Sall calculé na leen bu baax pour calmer le jeu politique ñaar ñooñu bu leen génnee jubóog ñoom mën na calmer jeu bi. naam gracier nañ kii di Khalifa Ababacar Sall ak Karim Meïssa Wade waaye lu ni mel nag mënul dalal benn yoon langum politique bi Maurice Soudieck Dione di xamle ne lii kat du dara lu dul jéego bu njëkk. loolu lu jafe la wante président mooy xool lan moo ci intérêt wante li ñu mën a jàpp rek mooy bu fekkee seetal na leen dina wàññi ay dooleem parce que
moom kii di Karim Wade ak kii di Khalifa Ababacar Sall bu ñu duggaatee ci langue gi am na lu bëri lu muy soppi ci ni nga xam ne doole yi nga xam ne moom moo nekk ci biir langue gi séddale nañ ko loolu dana doon loo xam ne dina soppeeku te anam yi muy soppeekoo mën na am du nekk anam yoo xam ne dafay nekk ci intérêt ci njëriñu président Macky Sall. naka la kii di njiitum réew mi bëgg amale ab langum politique bu dal bu fekkee ne si lépp jafe-jafe yooyul yàbbi si ba di si andi saafara sa beneen wàll ba ñu nemmeeku ne génne na ab décret di xamle ni képp koo xamante ne dàq nañ la biir fonction publique dootuñu la tabb njiitum réew ñenn ñi gis ne lu nu mel tegul benn yoon si yoon. Safiatou Cissé jërëjëf xew-xew bi nag moom la ñu dëgmal mu di màggalub Touba ñu ngi ko war a amal fukki fan ak juróom-ñaar weeru octobre bi ñu nekk laata loolu nag Mamadou Makhtar Sarr demoon na seeti ñi nga xam ne ñoo di Baye Fall yi setal la ñu def ci Touba fexe ba mbedd yi daal di set wecc laata gan yi di tàbbisi ci dëkk bu mag ba bañ koy def nag képp ku fa nekk lu jëm ci xewlu yi ñoom ñoo ko sas seen bopp xaaruñ ci kenn Mamadou Makhtar Sarr teewe woon na ko ñu teewlu ko. ci jamono yi nga xam ne ay fan dong moo des ñu amal màggalu Touba taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp yi wàcc ci mbedd yi ngir seetal dëkk bi ba mi nes yi. ni bisu mbale mi nu koy def mbalem Touba mi nga xam ni lépp lu ñuy def lu nekk rek ginnaaw yàlla Serigne Touba moom moo fi nekk te ñun ay murid lan léegi nag nu ànd ñu ñëpp nag bokk ndey ak baay dem si waaru di liggéey. waaw tey dañoo jël en charge pour bale dëkk bi ndax ñun bale dëkk bi mooy sunu wareef ndax ñun ay Baay Faal lañu ñun ndigal la ñuy diglu. fépp foo xam ne mbalit am na fi dañ ko génne incha allah rabbi si kàttanu yàlla ndaxte dañuy dugg sa ba si kër yi so lu xarti mbalit mi ndax majal mbalit gi rek la am majal mbalit Touba rek la am ngir yàlla génn leen seen mbalit yi Touba rek la am amul beneen dëkk. dañoo jóg ngir setal dëkk bi waa ci ñetti fan yi waaw bale mi kay dañuy xëy di bale rek ba am digalal wàcc waaw fekk joxol moom duñu wàcc bu soobee seen ak Baye Fall yi rek dinañ tonni mbalit mi yëpp yóbbu ko fan ko war a yóbbu si barkeb Serigne beeg noo ngay di ñaan Serigne bi yàgg ñu seewoo ñu yàgg seewu yiti yàlla nañ si dajee ngërëmu sëriñ bi. ñoom Baye Fall yi nag nee nañu xaaruñu kenn ci lenn rawatina ñuy ŋànk nguurug Sénégal ku leen ci fekk nag xayrun waaye liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassoul moom duñ ci yoxi benn yoon. waaw nguur gi moom war naa dugal loxoom waaye ñun xaaruñu nguur te déggoo ma wax nee la Serigne Touba mooy état Serigne Touba boppam moom mooy état. ñun Baye Fall moom daanaka amuñu benn opt boo xamante ni bi dañuy dem ci état di ko ñaan ay ndigal ak yooyu. waaw dañ ciy nekk daal ba état fekk ñu ci rek. duñu xaar kenn duñu xaar état duñu xaar kenn de. ngir dëggal li ni mel ñenn ci ay taalibe Baye Fall ñoo fàggu li liggéeykat yi war a xéwloo. xam nga nit ñi di bale tim lékkunu naanu amul sens. Sëñ Fallou Seck muy def ay bernde di indi ko si mbooloo mi di ko joxe kon kooku di dañ koy jaajëfal. ñëw fii si rond-point Touba bi fekk fii Cheikh Moudou Moustapha Fall di doom Cheikh Moudou Fallou Fall ñu ñëw fi nekk fi di joxe bernde yi. waaw kon daal jàpp naa ne kon moom ku liggéeyal Serigne Touba ku nekk da nga fayu. ci fàttali nag ci diirub ñetti fan ay téeméeri taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñoo wàcc ci dëkk bu sell bi di Touba ngir setal ko wecc jublu ci nag taalibe yi jóge ko fu ne ci biir ak ci bitim réew ngir ñëw fekkee si màggal gi ñu jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre bañ a am benn tolof. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr jërëjëf niñ ko nemmeekoo ay bés yi ba léegi dañoo gis ne Dakar dafa ñàkk ndox ci quartier yu bari waaye itam ci ay diwaan sax yu nekk ci réew mi lan moo ko waral ba tey jii dara leeragul ci xelu sénégalais yi li wér te war moo di SDE mi nga xam ne moo war a joxe ndox mi indeegu ci saafara lu ni mel nag tax ba ñu daal di jël ci buumu jokkoo bi Jean-Pierre Dieng jiite Union nationale bu consommateur du Sénégal monsieur Dieng ñu ngi lay nuyu di la dalal ci mi-journée ci Walfadjri.
monsieur Dieng Jean-Pierre Dieng bi nga xam ne moo jiite Union nationale des consommateurs du Sénégal ñu bëgg a waxtaanee ak moom lu jëm ci ñàkkum ndox fii ci Ndakaaru ak gox yeeg goxaan yi ci biir Sénégal te SDE moom la ñu sas mu joxe ndox mi can anam ya nga xam ne moom la gënee waaye nag mel na ni jafe na lool ngir mu wàccoo ak mbir moomule ñu bëggoon ci waxtaan ak Jean-Pierre Dieng xam naa dañ ko amaat ci beneen jotaayu mi-journée bi nga xam ni mooy yaatalub xibaar yi ci digg bëccëg bi dañuy tàbbi ci yëglekaay yi ak yéenekaay yi ki ñu ci teewlu nag di Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm gannaaw buñ ko falee bees ci bopp au conseil des collectivités territoriales moom Aminata Mbengue Ndiaye war a jógee ca ministère de la pêche Walf Quotidien waaye coow tàmbale na caa jib ci ana ki war a wutu Aminata Mbengue Ndiaye ci googule ministère yéene cabinet waa Macky 2012 tàmbale na ñoo yëglu ne bile poste doon na lu leen yitteel lool ndax bu dara doonul dara ba tey ñoom la woon ak njiitu réew mi Macky Sall laata muy falu ci bopp réew mi waaye ay socialiste taxaw ne bato dem bato costé maanaam bu weesoo Aminata Mbengue Ndiaye ci googule ministère de la pêche beneen socialiste moo ko fa war a wutu ngir mun a sàmmoon te quota maanaam cër bi parti socialiste am ci bile gouvernement ñeneen ñu yeglu ci bile poste di waa APR ne bëgg nañ fa wutu Aminata Mbengue Ndiaye ci ministère gi yor wàllu napp gi Walf Quotidien waa LD bu ñu deful ndànk duñ ci am cër yéen kabi di Dakar Times ne jogagu fa moom Aminata Mbengue Ndiaye waaye dogal gu yaatu la fa jël jëm ci tere napp gi ci waxu Sénégal ci diruk fanweeri fan lam ca jublu bokk na ci géej gi mun a dundaat Dakar Times ne ndax dogal gi ni mel direction de surveillance de la pêche ndax dina ko jëfeem déet ndax daañu tënku ci code de la pêche am déet yéen kabi di 24 heures ne jokkalante kàddu yangoog njiitu réew mi Macky Sall tontu na ku jéeg politique bi xamal leen ne mun nañoo wax mun nañoo xaste mun nañoo sos waaye mënuñoo gàllankoor benn yoon doxalinu nguur gi njiitu réew mi Macky Sall jot leen a xamal ne fu lay jaay Dakar leneen lu mu xamal ku jéeg politique bi ci biir yéene kaa bi di laas moom njiitu réew mi ne opposition bi du seen morom maanaam du seen maas ne mënuñu ko tere liggéey Le Quotidien lu jëm ci ki war a wutu njiitu réew mi Macky Sall ëllëg ci bopp réew mi Makhtar Cissé joxe ci xalaatam ne wax la ju yenuwul maana L'Observateur ne waaye tàmbale naa juruti tànge bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi di Khalifa Diagne Moussa Diaw di gëstukat di jàngalekat ca université Gaston Berger bu Saint-Louis gis ne njiitu réew mi Macky Sall moo njëkk a araftu moo njëkk a dànkaafu ay nitam ngir ñu teg ci suuf coowal ka ko war a wutu ëllëg ci bopp réew mi yéene kaabi di Vox Populi ne bu fekkee ne am nañu njortoon ne Ousmane Sonko lay doon waaye léegi wóoratul bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko mi xamle ne nguur gi ci jamono ji mu ngi ci ay tànkam ma ngay nas ay pexeem ngir mun a gàkkal lii di casier judiciaire am leneen ci ay kàddoom ci Vox Populi Ousmane Sonko xamle ne amuñu ay adversaire politique waaye ay noon la ñu am ne njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram lenn dong moo leen soxal maanaam fexe ba du bokk ci élection locale yi ñu jëm rawatina élection présidentielle Ousmane Sonko ne pare nañu ngir jàmmarloog nguur gi ni mel yéen kaabi di Sud Quotidien coowal juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent gi dox ci diggante Ousmane Sonko ak Mamadou Mamour Diallo yéen kaabi ne bu deful ndànk mu doon loraange ci Ousmane Sonko mi xamle ne nguur gi jóg na taxaw ngir yàqal ko ci wàllu politique dàquñu sax ba yàq lii di casier judiciaire am yéen kaabi ne doxalin gi ni mel doon lu tàmbale tiital lool sociologue bi di Fatou Sow Sarr mi xamle ne nguur gi bu deful ndànk la muy nas ak la muy jéem ci Ousmane Sonko mun naa këpp ci moom yéen kaabi di l'évidence xëy dalal député Mbéri Silla mi jiite conseil départemental bu Louga ne jot na Khalifa Sall mun a jéggalu askanu Sénégal te xam ne jot naa luubal alalu askan wi yéen kaabi di Tribune xëy jox kàddu Adama Gueye di taskatu xibaar mi xamle ne Alioune Sall jot naa luubal pétrole ak gaz bu Sénégal daal di joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall yekk lu mel ni xeme jaru ngi ñu denk wàllub yoon yéen kaabi di enquête xëy amal enquête gu yaatu ci lu ñeel mandat éli locaux yi yéen kaabi te moo ne de seen mandat jeex na bu yàgg lu ko dalee benn fan ci weeru juillet 2019 ba tey ñu ngi wéy di jiite gox yi te kenn yokkalagu leen doon lu jaaxal lool yéene kaabi di enquête mi ñu xibaar ne ëllëg ci talaata ji njiitu réew mi Macky Sall bëgg naa amal ndaje mu yaatoog éli locaux yi ngir xool ban dogal lañ ci jël yéene kaabi di Le Soleil xëy taxaw ci njàng meek njàngale mi ne bu njëkkoon njàngale amoon na doole lool dayoo bu mag la amoon ña ca daan jàngale bëggoon lool métier gi ni mel waaye léegi wute lool ak jamono bile bari ñaña cay dugg ci njàngale wutum koppar lañ ko def yéene kaabi di Les Échos di ñu xamal ne ci tànneefu juróomi téeméeru université yi gën a fës yu gën a xereñ ci atum 2020 benn université bu Sénégal bokku ci kenn tànnu ko ci yéene kaabi di Stades xëy duñu xibaar ci gaynde yi gën a ràññeeku ci waxtu wile ci seen club yañu ne laata matchu Sénégal Brésil yéene kaabi ne bokk na ci Sadio Mané matal na juróom fukkeelu bitam ci téeméeri match yamu jota amal Krépin Diatta wone boppam Gana Gueye doon ko fës lool ci parisien yéene kaabi di suñu làmb xëy fësal ay kàddu Yékini Junior mi xamle ne pare na ngir bëreek Sa Thiès te dàqul benn yoon bëreek Siteu ak Gouye Gui
woon ci yaatalu xibaaru digg bëccëg gi suñu gan nag di El Hadj Doudou Wade nekkoon fi njiitu groupe parlementaire démocratique waaye jamono yi nag moom la ñu dénk lu jëm ci conflit maanaam daal ayib yi ci biir parti démocratique sénégalais président ma nuyu la dalal la. Walfadjri la voix des sans voix. waaw loolu leer na mbirum conflit yi maanaam ayib yi xanaa parti démocratique sénégalais dafa am jafe-jafe wala dafa am xuloo ak fitna bu ci am ci biir. non parti démocratique sénégalais amul fitna amul xuloo dañuy nekk ci kuréel boo xam ne bii kuréelu ay nit yuy daje la ay nit bu ñuy daje il faut day am juboo am werante te werante baaxul werante day indi xuloo xeex. wante bon il faut nga am loo xam ne lii moom ngay régler problème yooyu yëpp ñu am benn secrétariat national boo xam ne bii moom mooy chargé du conflit ci suma gis-gis suma xalaat moom mooy fexe ba xuloo yi ak jafe-jafe yi du bari parce que bu baree xuloo lay indi après xeex te fa muy mujjee mooy commission de discipline te commission de discipline dafay atte te ku atte di nga dóor baa nga tëj baa nga dàq baa nga noppiloo baa nga suspendre loolu moo tax ñu am benn secrétariat national boo xam ne bi c'est chargé des conflits moom muy fexe ba prévenir conflit yi ñun noonu lañ ko gisee ñun commission bi pour prévenir conflit yi fexe fépp foo xam ne bi daal ay militants daje nañ fa ñu fexe ba nga xam ne bu fa coow naree am ñu régler ko fa balaa muy màgg am na nag ay conflits yoo xam ne ñaari nit lay doon mooy conflit wala ñetti nit entre ñoom conflit individuel la mais bu fekkee ne nag groupe bi la wala section bi la wala fédération bi la boo amee conflit ak ñeneen dafay nekk conflit collectif. waaw man nag en tant que journaliste bi dogal bi wàccee ayu bés bi ñu génn sama xel dafa dem automatiquement ni dafa am groupe boo xam ne dinañ leen yóbbu guillotine wala dinañ leen génnee ci langue PDS muy ñi nga xam ne ñoo fi sos mouvement Suxali Soppi. man defe naa ne tudd ku ñu génne ci langue PDS d'abord tooñ la. tooñ PDS la tooñ ñooñu la parce que ñooñu dañu ne lañ leen dénk delloo nañ ko pour ñu dénk ko keneen mais ci parti bi la ñuy toog lu ñuy def ci biir parti bi lañ koy defee. donte sos nañ mouvement. waaw non attends rek nañ commencé ci loolu d'abord. donc loolu la ñu waxoon bu njëkk. looloo jiitu après ñu dem ñu ne dàquñu kenn comme ñoom ne delloo nañ ñu lañ leen dénkoon. koo dénk mu delloo la nga denc sa bopp wala nga dénk keneen. donc foofu coow amu fi donc ñun nekkuñu ci crise coowuñu. ba ci mouvement bi ñu sos di ci def ay tournée politique yéen a ngi koy da ngeen koy nangu. comme ñoom formé nañu mouvement politique xëy na am na doxin bu bees. mais xam nga ñun fa ñu taxawoon ba léegi ñu nga fa. ndénkaane loon bu ñu leen dénkoon te bu njëkk ba ñoom seen bopp ñoo daan dénkaane ñoom ñoo daan Omar Sarr moo doon dénkaane. moo daan defar moo daan tabb moo daan indi te ba ñu koy tabb dañ ko tabb ci événement bu rëy bu am foire ba ñëpp toog PDS kenn manqué wul Abdoulaye Wade jëw rek dugg rek. boobu temps la ñuy génn ci nguur gi première action bi rëy bi mu njëkk a jël mooy dénk naa parti bi Omar Sarr coordonnateur. ba mu tax sax am na ñoo xam ne génn nañ dem beneen liste am ñoo xam ne tax na ba ñu dem former beneen parti ngoonte moom loolu moom la ko Abdoulaye Wade lebaloon. ci kanamu ñëpp ñu nangul ko. sama benn rakk mu ngi may wax barke démb ne mu ngi koy wax moom ne ko xaw ma lan ngay wax ak Doudou Wade mais Doudou Wade bañ la falee daf ñu woo ñun cadre yëpp ci këram. ne former leen bouclier autour de Omar Sarr donc loolu bu demee nag léegi ba ne am na mouvement mais nañ seet ba xam mouvement moom lu jël weer la rek bu fekkee ne jël na weer nañ ko xaar ñaar moo mën a am wasin ba avorté. en attendant PDS day seetaan wala day addu. non loolu mënuma la wax lu PDS di def. sont très calme très serein dañuy xool comme li yëkkati biir xamuñu lan la. nañ xool ndegam suur la wala grossesse la. waaw lu jëm ci mbiru yëkkateeg teg juboo bu rëy am diggante président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ndax daf ñuy may ñu jàpp ne diggante PDS ak APR jàmm tekkaaral wala jokkoo sax daf ci am. xam nga sa laaj dafa juyaloo. da nga commencé wax Abdoulaye Wade ak Macky Sall. terminé génne ci benn bunt ne PDS ak APR wax bi bokkul. moo tax wax yi il faut ñu xaajale ko man waxuma PDS ak APR. dañuy wax ne fii ne Sénégal yëpp yéen yow ak sa morom yëpp ak Sénégal yi ñu ne normalul que Abdoulaye Wade bi mu génnee ci nguur gi
ak Macky Sall ñu teg juróom-ñaari at waxuñu. ñu ne est-ce que normalement chef opposition bi ak ki nga xam ne moo yore nguur gi toog juróom-ñaari at waxuñu ñu ne déedéet te ñu jàpp ne ñun ñu jàpp ne bi Ablaye Wade di génne foofu li mu njëkk a wax mooy ñaanal Macky Sall bi mu génnee ci ëllëg sa la ñu ne Macky Sall moo nekk président de la République nangu nañ ko jàppale loolu am na li dox ci diggante bi la dox ci donc loolu ñun fa ñu nekkoon ca commencement ba fa la ñu toog ba léegi waaw toog nañu nag juróom-ñaari at yàlla def na ci événement bu rëy yàlla atte ci ubbite jumaa ji ci kàddu sëñ Muntaxa ñu am ci ñoom ñaar ñu daje wax sa émission fii laa la wax ne Ablaye Wade ak Macky Sall bu ñu duggoon ci biir néeg 30 minutes génn nit ñi di leen xaar ñu def nii loolu sax jàmm lay jur waxatuma laa nag bi ñu toogee ci kanamu sëriñ bi ñu boole leen ñu waxtaan la ñuy waxtaan ñoo ko xam man xaw ma ko. mais jàpp naa ne war na commencer nekk régler seen jafe-jafe. waaw balaa ñu ñëw ci PDS ndax wóor na ni président Wade ak président Macky bii rek lañ toog diggante 2012 ba tey ndax amul yu ko jiitu. rawatina liñ fi junjoon ci tabaski bi. xam nga loolu ñu koy wax amuñ ci firnde te mën naa wax ne man jàpp naa ne waxuñu dëgg te bu nit amee seetlu boo amee seetlu. boo gisee Macky Sall ak Abdoulaye Wade bi ñu dajee. première fois boo xoolee Macky Sall di nga xam ne jaaxle na ci situation bi mu gisee Abdoulaye boo amee bët rek xam a seetlu. xam ne ni ma ko gisee bett na ko. boo amee waaw dafa nag non attends yooyu duma ci sori. mais moom gis nga ko bu fekkoon ne gisoon nañ tabaski diggante bi am ci seen diggante hésitation bi ak li am seen diggante ak taxawaay bi yëpp du demee noonu l'affaire ci foofu la commencé dox ba àgg fi mu àgg ba ree am ci ba ñu ànd ba génnandoo ba téye loxo loolu li ci dox ci biir bari na xaw ma ko mais nii wax ne dañuy jaawale xam nga nit ñi dañuy dégg dara rek d'abord amuñu esprit de recoupement bi amuñu seetlu bi amuñu xool bi daldi ne gasee si tabaski kooku li muy xam nga nan la tabaski 2018 par retardement mu bëgg nekk ci kaw moo tax mu wax ko kon tabaski 2018 le président Macky demoon ziyaara ji président Wade non demu fa mais yéen ñëpp bi tax ngeen ko bi ñu waxee ngeen ne jabaram dem na fa di ko seet si am ngeen ci ay sources yu wóor yu ko wax ñu ko fekkee ñu ko dox wax nañ ci donc loolu amatul wax loolu moom leer na mais bii xaaral ba ci kanam di nga yëg ne nekkul Karim Wade li mu bëgg mooy ñu ubbiwaat procès loolu mu bëgg ndax du indi fekkatal wala ñagg-ñagg ci diggante bi xaw ma li muy indi mais dama la bëgg wax ne Karim Wade du moom moo bugg Karim Wade dañ ko tooñ Sénégal di ko atte ñàkkal atte ñàkkal boo xam ne bii lu nekk xew na ci jarul ñu ci dellu si am na ci loo xam ne boo mootul dootoo am ci àdduna mooy juge bu nekk ci biir tribunal ñu affecté la par SMS dootul am ci këru àdduna donc loolu am na loolu passé nañ ko mais ñu dem ci cour yi ñu dem fu ñuy atte ñu jox ñu dëgg ba ñu dem groupe de travail ba dem comité des droits de l'homme comité des droits de l'homme li ci tegu mooy commission des droits de l'homme ki ko jiite Sénégal la tey Macky Sall bi mu amee lu ko metti démb bërkaati démb dafa dem di ko jooy Nations Unies bu demee di ko fa jooy dafa xam ne foofu lañ ko war a faje ñooñu nag ñoo bind Sénégal lettre wax leen ne tooñ ngeen Karim Wade tribunal bi ko atte baaxul ni ngeen ko attee baaxul respecté wu leen seen liberté respecté wu leen droit ay avocat am tëj ngeen ko génne ngeen ko léegi nag ñun dañ leen di wax ne procès bi baaxul na ngeen ko delloo gannaaw maanaam na ngeen ko defaat ñu wax leen ne na ngeen ko aussi ndàmp na ngeen ko fay muy ñaar ñetteel bi jox nañ leen ci loolu téeméeri fan ak juróom-ñetti fukk lañ leen jox pour ngeen régler ko te tamit ñu ngi leen di yëgal ne Sénégal bu mu defeti lu mel nii waaw loolu bu ñu ko defee ba pare lan la Karim Wade di utati leneen wante bon loolu du Karim Wade moo ko laaj Nations Unies ñoo wax Sénégal le fii nga war a aw fii lañ lay xaar yéen ngeen sukkandiku ci ngir laaj ko noonu ba léegi laajaguñ ko mais loolu la ñuy laaj Nations Unies moo ko laaj moo ñu ko laajal ñun am nañu ku ñu waxal
xam nga dañu wax ne ku yàlla di xeexal doo xulu Nations Unies moo ñu waxal ne delloo leen ko procès bi delloo leen ko gannaaw fay leen ko dàmp leen ko jox nañ leen 180 jours dañ leen jox bi yoon ay délai waaye jàll na bu yàgg. ah délai ba jàll na bu waaw yàgg. baax na mais loolu dina am luy ñëwaat PDS bu ñu leen tegaloon amnistie tegal leen ubbiwaat procès lu ngeen di tànn ci mbiru Karim. ñun fi mu nekk nii xam nga ñun ba ñu commencé ba léegi yoon la ñu topp ñun li ñu bëgg mooy jox ñu yoon ñun ñaanuñu yoon la ñu teg yoon yoon la ñu teg xam nga boo seetloo sax te yàlla li muy def moom moo ko xam génn nañu Barthélemy Diaz gracier nañu Khalifa mais ni gracier nañu Khalifa bi ñuy gracier Karim mën nañu ko bàyyi ni boole ko alkaati mu ñibbi mu toog ci dëkk bi. yàlla alkaati yàlla ay mbiram noonu la koy ñëwee day ñëw di wane rek lu gars yi weddi ba seet ne mu xam mu wane ne nii la war a demee te nit ñi defal Khalifa noonu la war a demee yàlla wane nag nii war a mën a demee mu def ko ñu war a xaar lan ci Karim. ñu war a xaar ci kanam ñu xaar ñu war a bu xaar ngeen amoon amnistie du ngeen jël. lu xam nga bu ñu discuter ci ay problème mu werante c'est ko faaloo du sori ci politique tontu naa la benn yoon ci loolu nga waxaat ma tontu la ci aw ma ci ñetti tontu bu ñu fi toogee ba ëllëg loolu laay tontu Nations Unies bi nga xam ne moo ilif les relations internationales ci àdduna bi moom ngeen daal bëgg mooy ki atte ñëpp nangoo jël ay avion xeex ak nit nangoo jël suñu soldat yóbbu leen ñu deewu ba ñu dellu si leen kooku moo leen ne def leen nangam xanaa kooku am na doole du dëgg amuñu soldat bu dee fenn comme fa yóbbu loon du ñëw du fa lañ ko rey ñu delloo ñu ko ñun ñu dem suudi ko est-ce que ñoom dañ ko dëj du ñun ñoo ko dëj waaw noonu la mel seen doole foofu la nekk waaw sànq da nga ne woon naa xaajale PDS ak APR ci juboo Maître Wade ak président Macky Sall lan moo tax waaw mais da nga dégg PDS daje ci loolu wala da nga dégg APR ba rek kan nga gis président Macky Sall nga gis ak président Abdoulaye Wade ñoom seen relation dafa waroon àgg fii te ku nekk ci ñun amul kenn ay sëriñ ay xalif généraux ay nit journalistes yi ku nekk départ ba ak mujj gi da nga ne lii normalul c'est l'anormalité mooy lu ñu juutal la donc léegi kañ loolu am na dañuy yaakaar ne lu nekk mën na ci juddu ñàkk wax ñàkk daje moom koo dajalul doo wax ak moom yenn saa yi nag mën nga baje ni ngeen wax ci téléphone mais waxu leen téléphone wonentu leen asbab gisewu leen seen wax dina jafe mais comme gisee nañu je pense que gisee bii dañ koy saluer à sa juste hauteur et aussi di ñaan mu taxaw di ñaan mu dëgër di ñaan mu aar ko wuy ji dialogue national PDS dem ci dialogue bi dafa nàkk di ñaan mu dëgër ñun ci loolu lañu nekk en tout cas man ci loolu la nekk ci dëgër li nga xam ne moom la sëriñ bi samp sëriñ Mountakha garab gi nga xam ne daf ko jëmbat keroog ci ajuma ji fii ci Masalikul Jinaan mu war a jur lu bari man dama bokk ci ñi nga xam ne non seulement dinaa ko roose mais dama bokk ci ñi koy aar bu fekkee ne fil barbelé laa war a doon wala pneu buñ ci samp wala luñ ko tabax pour aar ko pour mu jóg man ci laa bokk maanaam di nga ko ñàkk da nga ko bëgg a ñàkk waaw dina bokk naa ci ñi koy ñàkk waaw wuy ji ci dialogue bi mun nañ ko cee xaar wuy ji dialogue national mais loolu président Macky Sall sax ci biir moom rek moo def interview mais wax na ko ci biir ci biñ ko tàllalee micro bi mu ubbee bunt bi ñu laaj ko mu ne yaakaar naa ne président Abdoulaye dina wuy si dialogue bi bi ma koy wax ñoom ñaara dend loolu woote la di ngeen ci wuyu waaw mais ñun mësuñu bañ dialogue national dialogue dañ koy discuter nag ñoom seen bopp wax nañu ne que dialogue bu njëkk ba Abdoulaye bañoon na dafa mel ni sax moo Babacar Gaye ñoo nekkoon ñu bañoon mais ñoom ñi nga xam ne tey ñoo am nekk ci situation bi ñu nekk ñoom ñoo fexe ba convaincre ko Babacar Gaye mooy wax mu ne président Abdoulaye Wade moo ko woo ne ko dinañu mujj dem au moins assister ci séance inaugurale bi li ma dégg mu wax ko ci télévision ma dégg ko donc loolu am na mais ngoonte moom comme moo dafa bañoon nangu mais bu nangoo am na droit bañ ki mu yónni woon nag ne ko nangu naa bu ko yónnee ne ko bañ naa dafa war a dellu si maa ngi lay sant bu baax di la gërëm président Doudou Wade may fàttali ne yow la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu conflit ci parti démocratique sénégalais. waaw maa ngi lay sant aussi di la ñaanal nga ñaanal ma ci ñeneen ma ñaanal ma ci parce que àndandoo ak lëngoo moo gën te àndandoo ak lëngoo boo ko bëggee da ngay moytu ñetti yëf ci fi ñu toll ni ci àdduna parce que wolof yi dañ koy jaawale wolof yi dañ jaawale waxtaan ak werante du benn werante ne moom ci xuloo la jëm xuloo xeex te xeex bi am ku leen di atte te kee atte xeex warul xeex
ngoonte man bu tant que maa ngi dëkk ci àtte xeex boobu moytul ñuy xeex gaañ ma moo tax may ñaan xeex bañ a am. ñun nag wóolu nañ la ci ndax gis nañu ni ngay doxalee saa su nekk même ñun journaliste sax buñ naree jàdd yoon di ñu woo tegaat ñu ci. alhamdulilah kon boo ko defee buñ la ko joxee ci sa parti yeeyoo nga ko. waaw parce que léegi dégg naa ci benn wax boo xam ne wax nañ ko te amul. parce que loolu mooy suñu métier ci suñuy at. ci fi ñu toll le peu li ñu am le peu lu tuuti la ñu xam mais war nañ ko mën a bokk ak nit ñi. te yaa ngi koy def saa su nekk. maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf président Doudou Wade di gërëm ñi doon teewlu seen yaatalu xibaaru digg bëccëg yi di mi-journée jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñooñu ci bunge woon équipe bu choc di Pape Gora Ousseynou Sall Cheikh Tidiane Ndiaye Modou Fall Adjaratou Penda Diallo Gueye Seydina Oumar Ba ak Oustaz Assane Diouf bu leen quitté suñuy programme léegi rek di ngeen ñëw ci émission Tektal ak Cheikh Talib bu ñu ci jógee nag Taku Show daal di waaf ñëw toog ba ci édition du soir seen kóolute mooy suñu mbégte fii ci la voix des sans voix ñu leen di dig daje ëllëg